danger bi nga xam ne mi ngi doon yoot àdduna bi yépp te Sénégal bokk ci àdduna bi ñu ne woon situation boobu dafa am comportement bu mu war a ànd ak ñun dafa am comportement bu ñu war a àndeek moom mooy situation de crise ak situation wu temps normal mu ñoo bokk nooy doxale moo xam acteur politique nga moo xam syndicat nga moo xam kilifa diine nga moo xam citoyen lambda nga moo xam association sportive nga doxali ni mënul doon benn moo taxit gannaaw bu ñu leen nuyoo ndokkeel leen it ci lii nga xam ne moom la ñuy dund muy xéewal di weeru koor gannaaw bu ñu génnee ci temps de carême nga xam ne ñi bokk ci diine chrétien dund nañ ko enchaîné dugg ci lii di weeru koor muy ay weer yu barkeel ñu ngi ñaan yàlla barke yi mu wax ci weer wi mu may ñu ko ñun ñépp mooy na doon weeru yërmande ci ñun mu wàcce yërmandeem bu doy ci ñun te bi ci njëkk mooy mu dàkkal ñu jàngoro ji ba mu sori jóge ci àdduna ñaareel bi mooy na doon weeru njéggal ñun ñépp ay tooñkat lañu yàlla nañu yàlla jéggal ñetteel bi mu doon weeru goreel ci safara yàlla na yàlla goreel ñépp ci safara ñuy jéggalu it lenn ci suñu mbokku presse bi ndax lu mel nii suñ ko daan def salle bi day fees del ñépp mën cee jot mën a couvrir daal di transmettre waaye xam ngeen ni jamono bii ñu nekk muy jamono pandémie jamono mbas munoo dajale ay nit ñu bari pour def conférence de presse moo tax ñu joxoon ndigal suñu service de communication mu seet lenn rek waaye dañ koy jàppe rek fardul kifaaya mooy bu ko ñenn ñi teewee teggeeku nañu ci des ñëpp te ñeneen ñëpp mën nañu jëlee ci ñi fa teewoon ñi wax ni sénégalais yépp dégg nañu seeni mbébét fan yi weesu jot nañu ay woote yu bari yoo xam ne jaar na directement ñëw ci ñun wala indirectement jaar na ci suñuy collaborateurs sénégalais yu bari yittewoo woon ñu génn wax ci mbir mi ñaari mbir moo taxoon boobu ba léegi ñu ne nañ ci ànd ak tey bu ci njëkk bi cof naa ko tuuti mooy situation exceptionnelle dafay laaj nga am doxalin bu exceptionnel it permettre ñi nga xam ne ñoom ñoo yenu mbir mi ñu mun a liggéey ci xel bu dal ba ñu gis fu ñu jëm ak nit ñi nga dog cee mën a àddu loolu nag li xew ci fan yii rawatina barki démb won nañu ni fi ñu jëmee réew mi baaxut moo tax ñu ne wax dafa jot ñaareel bi taxoon ñu noppi boobu ba léegi mooy dañu jàpp ne la ñu waroon def ci jamono def nañ ko ndax bi mbir mi ne këtt ne jonn dañ ñoo woone dañ ñoo bëgg a consulter bu dul woon lii walla bu doon ci yeneen circonstances yu bokkul ak lii biir na sénégalais gu ne ni ñun ñii dañu dem taxaw palais ndax amuñu fa yitte may feddali ni dañoo mës a wax ni ñun defuñu opposition personnelle amuñu noon ci langue politique gi opposition idée la ñuy def dañoo àndul ak Macky Sall ci ni mu yore réew mi ak fi mu jëmale réew mi moo taxoon dañoo mës a wax ni demuñu toog ak moom parce que amuñu lu ñu war a wax ak moom
lu dul su dee réew mi gis nañ ni danger am na fi loola waraloon bi ñu wootee dialogue national ñu ne leen ñëwuñu fa ndax amul lu ko justifier génn nañu élection bal tàkkul coow amul manifestation amul kii génn nee na moo gagné am na 58% ñu ne ko état baa ngi nii budget ngi nii administration ngi nii diplomatie ngi nii demal nga wane sa mënin nga def sa programme ñun ñu dem opposé wu kon ñun dañoo logique dañoo am cohérence ci li ñuy def bi ñu demee ba gis mbas mi ñëw ñu xam ni lii nag danger la moo tax keroog ba ñu woowee teewe nañ fa ànd ak nag bañ fay dem xamoon amul dara lu ñu fa doon xaare loo xam ne lu sérieux la dara waaye contexte bi ñu tolloon ku ñu woon nga ne dew ma sénégalais ci boppam ñoo dul comprendre nga bañ a dem waaye amul dara lu ñu fa doon xaare ndax jikkoog borom lu kenn mënul far la ñu dem ca bañ ca génne it bokk nañ ñu néew ñi fa dugg génn ne ñun duñu joxe carte blanche parce que profitoo ci yu mel nii tiital sénégalais yi tiital leen ba ñépp dugg ne wiiw carte blanche lu waa ji wax ñu ne gongo lu mu àndi ñu ne nañu wote ñun bañ fa génnee yéen a ngi fàttaliku foofu la ñu taxaw ci perrongu présidence ne li ñu gis dalul suñu xel ndax bañ fay dem dañ faa dem yóbbu fa suñuy laajte yu leer nañ ba ñu demee amuñu tontu ya yenn it nga xam ne annoncé woon na ko ci discours bi mu defoon la veille ñu wax ci ni lii ak lii ak lii d'accorduñu ci jàpp nañ ni du lii lañu war a def moom it luñ ñu digoon foofu mooy bi ñu laajee ñu présenté ñu un programme détaillé chiffré ligne par ligne rubrique par rubrique dañ ñu ne ministre yaa ngi cay liggéey bu soobee yàlla fii ak ajjuma di ngeen ci jot ba tey ba sànq jotuñu ci kon ñun jàppoon nañ ne la ñu waroon def ca jamono jooju def nañ ko ñu doxaat tuuti présenté wu ñu programme waxuñu ñu lu ñu bëgg a def ak fi ñu bëgg a jëme ñu ne dañuy saisir assemblée nationale pour mu joxe loi d'habilitation boo xam ne normalement situation de guerre rek la ko constitution bi prévoir loolu bi mu amee it Sénégal yépp seede nañ ni bind naa li may bind ne man de en tant que député donte ci ni ñuy fonctionner fexe nañu ba ñun duñu mën a teew assemblée nationale man Ousmane Sonko voté wu ma plein pouvoir bu ñuy jox Macky Sall mu def lu ko neex ndax lu ñu joxul Donald Trump te tey Amérique moom moo gën a garaawle fuuf Sénégal joxuñu ko président français Macron joxuñu ko Angela Merkel joxuñu ko Italie joxuñu ko Espagne foo xam ne tey nit ñi ngi faatu par milliers joxuñu leen loolu lan moo waral ñu war koo jox Macky Sall fii Sénégal def naa àdduna ba mu daj ñaari régime wala ñett ñoo réclamé loolu ñu ne leen d'accorduñ ci suñu baat ca kaw te bokk nañ ci ñu néew ñu ko bañoon tamit lii mbokk yi moo taxoon ñu ne la ñu waroon def nañ ko gannaaw loolu nag nañu toog taaxirlu seetaan jël suñuy not xool li nit ñi di def xool fi ñu jëm bu wax jotaate dinañu wax bu soobee yàlla kon suñu mbokk diaspora yi dégg nañu seeni mbébét contacté ngeen ñu suñu mbokk enseignants yi dégg nañ seeni mbébét contacté ngeen ñu ci ouverture classe bi enseignement privé bi contacté ngeen ñu ci jàqare bi ngeen am ci tëju école bi te amul mesure d'accompagnement kilifa diine yu bëri jokkoo nañu ak ñun
wax seen jaaxle ci lépp lu jëm ci tëjum jàkka ak tëjum juma ak ñeneen Sénégal yu bari woo nañ ñu ne ñun de dund gi ñu doon wax ba léegi gisaguñu ñu wax leen ni suñu noppi gi ñu noppi woon du woon dëddu du woon ñàkk a yëg waaye communication en temps de crise bokkul ak communication en temps normal bokkul ak communication de crise moo taxoon ñu ne la ñuy dajale bu wax jotee nañ ci wax gannaaw ga ma ne lii am nii occasion la woon boo xam ne waroon dañ ci mun a dajale Sénégalais yépp ci ñu bokk ndey bokk baay xam ni lu weesu suñuy xiiroog ngaayoo politique lu weesu suñuy wuute ci gis-gis ak xalaat lu weesu suñu diversité ci wàllu diine ci wàllu ethnie ci wàllu leneen ak leneen ñun ñoo bokk Sénégal te Sénégal moo soxla ay doomam fi mu toll nii occasion la woon boo xam ne gëm naa ni dootul amati ñaanuñu yàlla sax mu am ñu waroon koo mën a jot ci lu gàtt walla lu yomb lan la ñu waroon def mooy d'abord ñu consulter nit ñi waxtaan ak ñoom consulter nit bokkul ak recevoir nit palais wax ak moom 30 minutes mu dem yoonam loolu du consultation loolu benn cirque bu mag la rek bu ñu organiser woon ñun bañ ñu ciy woo dañ ñu ne opposition parlementaire bi la président walla recevoir waaye keroog gis nañ ni mujj gi kenn xamatul lu mu doon loolu du consultation du concertation concertation mooy li Amérique def France def ko keneen def ko mooy da ngay defar sa programme bu leer nañ bu détaillé rubrique par rubrique ñëw toog ne gars yi lii laa bëgg a def lu ngeen ci xalaat ñu waxtaan ba dëppoo ci teg terewul it yow mi yor nguur décision finale war nga koo mën a jël ci gannaaw nag bu mu jaaree assemblée nationale waaye jaaruñu foofu la ñu def lay la woon dañ doon layoo nit ñi nee naa ñun bañ cay dem xamoon nañ ni dañ ñu layoo waaye contexte day am fu mu toll da ngay xam li ngay xam dem def li ngay def waaye xamoon nañ ni amul dara lu sincère lu lal woote googu concertation discussion ci démocratie nag lépp lu jëm ci gouvernance lépp lu jëm ci alalu réew mi ña ngi koy discuter ci assemblée nationale réew yépp noonu la ñu def Amérique def nañ lu mat 15 jours di discuter congrès ba mënuñoo d'accord point par point ligne par ligne bi ñu paree document bi ñu génnee 1000 pages la 1000 pages ne 2000 milliards yi ñu jox Donald Trump 1000 pages yii la lu ñu ciy jëndee gerte caaf sax dañu naan lii gerte caaf lañ koy jënde defu ko boo defee loolu ba pare la décision di doog a ñëw boo consulter nit ñi bu ma nee consultation nag toutes les couches sociales laa wax kilifa diine yi imaam yi artisan yi keneen ak keneen transporteurs yi consulter leen ci base programme boo xam ne lii laa fas yéene def ci secteur bu nekk bu loolu jeexee nag da ngay jël sa décision alquran dafa ne wa shaawiruhum fil amri nang leen consulter consultation dafa am solo loolu la ñuy taggee njiit mooy da ngay mun a d'accord di diisoog nit loolu wàññiwul dara ci sa pouvoir waaye jàpp ni man maa xam man maa mën waaye après tout c'est moi le président ñi la war naan la wiiw yow dong la moo tax booy mbëkk miirit yow dong nga koy mbëkk te dinaa ci dellu si bu loolu weesoo nag décision yi ngay jël dafa war a am cohérence dafa war a am ci décision yi boo gisee coow li yépp am
dañoo jël ay décisions yu incohérentes dinaa ci dellu si. cohérence mooy décisions yi méngoo looy def na nga ko boole ñépp looy def nañ ko mën a lënkale ne lii nga def fii ak lii nga def fële méngoo na mën nañ ne lii jaaru na bu loolu weesoo nag nga appliquer mooy nga jëfe gi bu doon jaar na yoon li ma wax ni yépp suñ ko defoon ni ñu ko war a defee soxlawul tey naan day teg ay comité de suivi parce que bu ñu arrêté li ñuy arrêté ba jaarale ko def loi de finances rectificative assemblée nationale voté ko administration moo koy appliquer les corps de contrôle vérifier ndax ni ñu ko appliqué baax na soxlawoo di dajale ay nit naan société civile ñëwal fii parti politique ñëwal fii un parti politique n'est pas un exécutant de l'État parti politique ci sottante xalaat nga koy laaj waaye su desee lu dul exécution c'est l'administration qui exécute que ce soit l'administration civile wala l'administration militaire moo tax kilifa politique doo nangu ñu lay dugal ci yooyu nga dem naan maay contrôler ñaata kilo ceeb la ñu joxe ak ñaata litre diwlin la ñu joxe loolu du rôlu kilifa politique ñàkk a wekk mooy tax ñu naan kilifa politique ñëwal di compter pepp ceeb yi application boobu it dafa war a ànd ak transparence mooy mbir mi jaar yoon leer parce que xaalisu askan wi la te dërëm gu ne war nañoo xam fan la dugg 15 gu ne war nañu xam fan la dugg te yooyu yëpp naa ci dellu si transparence boobu it dafa war a ànd ak communication di wax ak askan wi ci mbir mi ci dimension yëpp nag muy dimension sociale muy dimension sanitaire muy dimension économique bi dafa war a ànd it ak évaluation mooy xayma soo jëlee ay décision ne fii laa bëgg a jëm balaa ngay dox ba si yàgg nga ne changé naa xanaa di nga xayma ba ne décision yi ma jëloon lii moo ci baaxul lii moo ci baax ba tax ma war a ba changé waaye xëy rek ne changé naa à 380 degrés te kenn évalué wul li nga jotoon a def problème am na évaluation boobu nag moo mën a andi enfin li ñuy wax réajustement mooy defaraat mooy xoolaat nuñ koy rectifier lii nag introduction la woon pour ñu gën a xam la may wax lu mu doon lii dañ koo defut safaan walla ñu def moo tax mu andi ñu fii ñu nekk nii ole ñu def loolu li ci njëkk mooy dañoo def li tubaab di wax cavalier seul mooy dañoo xëy génne seen décision def seen répartition li war a dem ci ceeb li war a dem ci diwlin li war a dem ci ay garab ak leneen amul kenn kuñ ci waxtaanal ñu ne déete ki waaye ñu passé seeni commande ci anam yoo xam ne kenn xamul passé seeni commande li ci gën a yéeme mooy gannaaw bu mu jëlee moom Macky Sall décision te waxtaanu ci kenn moo tax li ma doon waxtaan ak ñenn ci sama mbokk opposition bi dama leen ne luñ la consulté wul ca bañ koy nas nuñ la ciy boole ca bañ koy exécuter loolu dafa jaarul gannaaw bu mu ko defee dafa dem tànn benn ministre am nga xam ne li ñu doon tooñee ay Karim Wade naan ministère de la terre du ciel et cetera léegi nag dañ daan ministère du riz de l'huile des pistes rurales et cetera dajaleeg 50 ministères teg ci loxoom ndax mooy dauphin ba moom la ñuy xàllal ñu jël mbir ma teg ci loxoom ndax seen conception ñoom ci mbir mi ak ni ñu gisee sénégalais ak rapport politique bi ñu bëgg a am ak sénégalais mooy sénégalais ki koy andil ceeb beeg diwlin bi kooku lay wekk la ñu bëgg mooy ñu ne Mansour Faye moo andi ceeb bi moo andi diwlin bi moo andi suukar bi moo ñu jox ci loo xam ne alalu réew mi la loolu naa ci dellu si ndax sénégalais il faut ñu xam ni nag la ci kanam dina métti de ñu jël ko jox ko mu wëlbatiku def ay commandam
dans une opacité totale. xam nga problème mu suñu homme politique yi mooy rapport bi ñu am lu bari ci ñoom bokk ma bañ a généraliser ndax ca laa bokk rapport bu ñu am ak pouvoir ñoom rapport de jouissance la moo tax du ñu mus a wax nguur la ñuy wax nguuru mooy suñ ma falee dama war a noos rek suñu homme politique yi ñu ci bëri ci ñoom bokk ñooy xeet goo xam ne ku ju doon sukuraat ci lalam sax ñu ne ko alalu réew maa ngi ne di rom dina jóg comp ci wàllam doog a ñëw de continuer sukuraatam moo tax la ñu waroon def mooy au lieu ñu def ay transfert d'argent nga xam ne laajul louer camion laajul louer camion laajul commander ceeb laajul commander diwlin laajul commander suukar te ak foo ko munti nattee moo ëpp njëriñ benn moo ëpp sutura ndax dem ci koñ yi dajale nit ñi ñu ñu leen di séddale ay ceeb image yooyu dafa rafetul sax ci Afrique ci 21e siècle bi ñu nekk amul sutura nit boo koy dimbale da nga koy suturaal it ñaareel bi mooy ménage yu sénégalais yi bëri na loo xam ne soxla nañ ko lu wuteeg ceeb am na koo xam ne tey nee nañu déplacement bi wàññi nañ ko te moom problème mu tension la am wala diabète soxla naa mën a jënd garabam nit woo na ma booru Fuuta ne ma ñun suñu joxee ceeb lañ koy doyee ñun am nañu ceeb ba noppi ñetteel bi mooy noonu nga gën a mën a dugalee xaalis ci économie bi parce que soo defee transfert sénégalais bu nekk jot li mu war a jot dem ci boutique koñam wala marché koñam jënd moo gën fuuf parce que économie bi yaa ngi koy dundal ñi yoroon seen stock mën a jaay moo gën nga dem jël sa benn waay fële wala sa ñaari waay donc jox leen ay milliards ñoom kese alors que économie bi mu ngi dox te transfert yomb na réewu àdduna yëpp transfert lañu def États-Unis transféré nañu ku nekk $3000 feneen ak feneen def nañ ko doo gis benn réew bu respecté boppam dajale nit ñi di leen jox ay saaku ceeb bu ko defee caméra tubaab bi ñëw di filmer ñu naan famine au Sénégal ak famine à bërëb sàngam amul sutura te ñoom amoon nañu fichier ba noppi ndax fichier bi ANSD defar rek on a 588000 ménages ci koo xam ne yow nee nga 1 million de ménages ngay ciblé bourse de sécurité sociale sécurité familiale yi naka lañ koy joxe dañuy def transfert c'était le moment ñu associer les opérateurs dans un élan patriotique frais sax duñ ko ci jël ménages yi jot seen enveloppe dem régler seen soxla li ñu soxla ñoom waaye xam ngeen li problème bi mooy boo defee ay commandes moccaat mënu cee am surfacturation mënu cee am rétrocommission mënu cee am loolu rek mooy problème bi moo tax ñu choisir situation bi gën a compliqué bi gën a jafe ne ñoo ngi dem commander ji ay ceeb kon gestion boobu ñu gérer boole kook nag li tubaab di wax mimétisme mooy toppandoo président de la République boo xam ne doo jël décision sa décision bopp bu Macron ne on est en guerre nga ne oui on est en guerre bu Macron ne guerre bi jeex na nga ne guerre bi jeex na bu ne déconfinement nga ne déconfinement bu ne il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus nga ne il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus jël ay décision yoo xam ne concerté wuloo sax ak ñi nga war a concerté parce que gis nga administration bi man xam naa administration obligation de réserve ak loyauté moo tax ñemewuñu wax waaye man bir na ma ni ay ñoom docteur Seydi ak ñeneen consulté wuñu leen bi ñuy jël décision bi décision panique la parce que moom ci boppam xam na ni li ko renseignement généraux mi jox ak li ko ay partenaires étrangers am jox ndax gis nañu ab document boo xam ne dëgg la wala du dëgg waaye document la boo xam ne nee nañu ci ay services officiels yu France a jóge woon lii lépp dañ ko annoncé woon ne ni ñu war a gérer pandémie boo moytu sax ay émeutes la ñu jëm donc concertation amu ci barki Dembo Ndiaye la docteur Xemes Diouf Ndiaye defe naa noonu la tudd génn taxaw wax ba fuur ne Sénégalais respecté wuñu consignes yi
defuñu ci ñaari fan Macky Sall taxaw ne levé naa mesures yi ci loo xam ne restez chez vous takk leen seen masque bu leen génn ñu xëy rek di jour wala amee ñu ne lépp jeex na muy décision précipitation ba tax nag la ñu mën a constater fi mu toll nii mooy fiasco total moo am ci ni ñu gérer crise bi ndax amul lu mënoon justifier ñu jël décision bi tey Sénégal bokk na ci réewu Afrique yi nga xam ne moom la épidémie bi gën a laal ci Afrique ba mu daj ci fukki réew yi maladie bi yi feebar bi yi mbas mi gën a dal fi mu ne ni Sénégal ci la bokk te ci biir fukki réew moomu Sénégal moo ci sixième te booy xool suñ ko doon natt sax li ñuy wax valeur relative ci tubaab parce que soo jëlee Afrique du Sud mu am 11000 cas waaye 11000 cas ci 57 millions de population nga jël lu mel ni Nigéria mu am 4000 cas ci 200 millions de population ñun Sénégal ñu am démb 1995 cas ci 16 millions d'habitants kon en valeur relative ci ñu gën a impacté la ñu bokk fi mu toll nii ba pare nag feebar bi di gën a garaaw sànq rek bi may yéeg gis naa seen communiqué tey ñu ne 110 cas la ñu génne tey kon yow bi ñu naan ñaari cas la ñu am ak benn cas nga xëbal Sénégal yëpp ba kenn ñi mettul noy daal di jël say mesures tey ñu ne ñi ngi jege ji li ñuy wax pic parce que épidémie dafa am fu muy commencer di yéeg ba sori doog a mën a wàccaat point boobu gën a kawe nga xam ne su fa yeggee lay doog commencer wàccaat eggaguñ fa ñun Sénégal lan moo war a mën a justifier Macky Sall xëy rek ne aywa lay problème bi mooy ni ñu gérer crise bi depuis le début baaxul gis nga am réew boo ñàkkee doole da nga koy xam bi crise bi commencé ñu annoncé feebar bi Chine wax naa ko publiquement bi nguur gi jëlee décision ne ñoom mënuñoo delloosi wala du ñu delloosi Sénégalais yi nekkoon fa crise ba amoon muy Wuhan man ne naa d'accord naa ci décision boobu dama ko wax publiquement ñëpp dégg ko parce que léeg-léeg da ngay ñeme li ngay wax doo seet lan moo neex nit ñi li taxoon ma wax ko mooy feebar fa mu déclaré wu feebar boo xam ne wàllaateem dafa gaaw day law diine wax na ko science wax na ko fu mu déclaré wu rek foofu nañ ko mettre en quarantaine bu kenn génn bu kenn dugg ñu essayé ko tënk foofu moo gën ñu bàyyi ko mu law ba ni mu mel tey ci àdduna waaye dama ne woon ci kaw mu ànd ak ñaar benn bi mooy nañ leen taxawu ba ñu yëg ni taxawu nañ leen su dee daj fajar sax ñu yónnee médecin yu leen di suivre foofu ñu yónnee ko di nekk en contact ak gouvernement chinois ba xam ndax ñu ngi leen di toppatoo ni ñu leen war a toppatooy su dee dañoo nekk ci jafe-jafe ñu jàppale leen financièrement waaye li mu waroon àndal dëgg-dëgg mooy boobu la Sénégal waroon tëj ay frontières am courage politique foofu lañ ko waroon amee tëj suñuy frontières bàyyi transport de biens et marchandises moom mën na continuer gis nga loolu bu ñu ko defoon tey duñu toog fii di wax ay 110 cas ak 120 cas boobu la ñu waroon tëj suñu frontière bu ñu ko waxoon duñu toog naan état d'urgence duñu toog naan dinañu bàyyi sénégalais yi ñu continuer dox seeni soxla ñu fexe nag ba lii nga xam ne mooy mesure de prévention yi ñu respecté ko kon duñu daan soxla 1000 milliards 100 milliards sax duñ ko soxla 100 milliards duñ ko soxla waaye toog di seetaan ba mbir mi ne sëlëm ci biir réew mi ñu paniqué nag jël ay décisions yoo xam ne nattuñu ko ci jamono jooju ñu ko doon jël loolu moo leen daf fi mu toll nii kon problème am na te du problème bu ndaw mooy volte-face bii mu def barki démb dafa am conséquences yu doy waar yu muy am mooy ci jamono joo xam ne ñi ngi jëm ci pic bi feebar baa ngi gën a garaaw dafa mel ni Macky Sall dafa ne Sénégalais yi jébbal naa leen feebar bi nu ngeen xam def leen abandon de responsabilité démission
incompétence manque de courage politique ci njiitum réew te li ko andi yëpp mooy ca njëlbeen ba wax naa leen ko dégg naa ñu naan askanu Sénégal la dañoo indiscipliné déedéet askanu Sénégal jox na Macky Sall lépp deselu ko dara nañu waxante dëgg rek askanu Sénégal lépp jox nañ ko Macky Sall ndax bi mu nee 1000 milliards la soxla askan wi daf ko ne aywa ci 1000 milliards yooyu déjà leb nañu 575 milliards yoo xam ne leb nañ ko ba noppi kan moo koy fay askanu Sénégal a koy fay yow tailleur bi yow baykat bi yow fonctionnaire bi yow journaliste bi yow ambulant bi xamal ni yow yaay fay 575 milliards boobu jógewul ci poche Macky Sall moo tax kuñ fi jox saaku ceeb nga ne jërëjëf da ngaa xamul koy wax jërëjëf sa alal la dafa war a dellu si yow donc jox nañ ko loolu wëlbatiku mu ne damay def état d'urgence sénégalais ne ko d'accord mu ne damay def couvre-feu nga xam ne dara justifié loon couvre-feu 80% wala lu ko ëpp ci contact humain yi bëccëg lay am guddi gi kay xanaa doxkatu guddi yee ko moom te soo tëjoon baar yi tëj danse yi ñi tëj restaurant yi dox guddi gi jeex nga dajale nga tëj nit ñi jël force de l'ordre yi sonal leen ci mbedd mi ci ngelaw gu métti goo xam ne alors que bëccëg bi nit ñaa ngi dox ñu ne déet mu ne dama soxla ñu defal ma loi d'habilitation benn sénégalais contesté wul nun de waxoon nañ leen ni baaxul nga ñëw yokkaat loi bi violer constitution jaaroo assemblée nationale ba léegi benn sénégalais waxul kon dama naan gàcce ngàlle askan wi tey dañuy delloo njukkal askanu Sénégal mun na am ay ñaxtu loolu mënul ñàkk waaye warul tax kilifa réew njiitum réew su dee jàpp nga ni lii moo gën ci askan wi nga dellu gannaaw tey lu xew États-Unis lan moo fa xew ay américains yi génn président Amérique jàppale leen Donald Trump di défier autorité gouverneurs yi Amérique gouverneurs yi ñooy président de la République parce que fédération la waaye est-ce que dafa tax gouverneurs yi dellu gannaaw déedéet tant que ñi ngi jàpp ni lii moo gën dañ koy def askanu Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen rendre hommage di ko commencer nag ci personnel soignant bi muy fajkat yi wax dëgg yàlla sonn nañu te dem teguñu leen ci condition ñu mën a defee seen liggéey sonn nañu trop te séddewuñu xëccoowuñu fi per jëm damay dem superviser ni ñuy joxee ceeb ñu ciy xëccoo ay per jëm ñiy nekk ci hôpitaux yi suba ba guddi bàyyi seen njaboot ba pare nekk risque ñu contacter leen à tout moment ma leen delloo njukkal bu baax a baax a baax liggéeykat yépp nag yépp secteur professionnel yépp tailleurs yi bàyyi seen yitte di ñaw ay masque di jox nit ñi secteur informel bi nga xam ne seen liggéey gàllankoor am na ci yàqu na ci ñuy muñ transporteurs yi nga xam ne imposé nañu leen ay normes ñu accepté ko ba mu mujj métti ñenn ñi arrêté secteur privé bi patronat bi di masaw it secteurs yi nga xam ne ñoom la gën a laal muy par exemple tourisme bi ak ñoom seen di féliciter ñépp ñi nga xam ne jël nañu ay initiative gis nañu ay sénégalais yu jóg jël seen initiative di inventer moom nee na il salue phrase boobu nga xam ne depuis Senghor ñu ngi koy dégg le génie créateur ou inventeur de xam lan des sénégalais ci loo musul gëm musoo leen jàppale fu tubaab ñëw nga jox ko sénégalais bu jóg nga xeeb ko te teewul bi crise bi amee sénégalais yi ñoo wane seen bopp jël seen matuwaay bari nañu fi takk masque bu ñu ñaw la ay sénégalais ko ñaw di félicité it di gërëm kilifa diine yépp ndax ñoom ñépp dañoo jàpp ci mbir mi ndax kilifa diine gu ñëw ne ko damay tëj jàkk waxoo dara bàyyi nga lu rëy def nga preuve de patriotisme jiital réew mi ci lépp ndax loolu rek la kilifa diine am mooy saytu diine gi te it ñépp
payewu fi mu toll nii ñépp xam koo won ni lii lorange la islam dafa am ay charte fu lorange bu rëy taxawee mun na tegg lu bari ci luy farata sax wax ma laa loo xam ne ay sunna la ndax julli jàkka du farata julli jumaa rek mooy farata te su ngànt amee teggi nañ ko naafila weeru koor du farata dafa amul lu fiy farata loo xam ne nit dina ko ñàkk a def dem ci kanamu boroomam ñu ne ko ñëwal rendre compte kon bàyyi nañu lu rëy nangu ànd ak nguur gi ba ci force de l'ordre yi ndax léeg-léeg dañ leen di fàtte man léeg-léeg ma génn ci guddi gi am urgence bu may dox waaye soo rombee ci mbedd mi gis force de l'ordre yi ñu nekk ci ngelaw gi ak weeru koor gi lu ne ñu daj ko ba fajar kon nañ leen delloo ñoom it njukkal ndax askan wi lañ fi nekkee mu des daal ni lii am échec gu kenn muy président Macky Sall lii mu def nag wax naa ko léegi mooy démissionné na nee na sénégalais yi kenn ku ne na xool nu mu def ak boppam man démissionné na li andi démission bi mooy mesure yoo xam ne amul cohérence ñu ne la ñii faatu ci bitim réew nañ leen delloosi nga ne déet duñ leen delloosi ne OMS wax na ma wax naa ak scientifique yi wax naa te OMS musul wax loolu musu ko wax musuñ génne fuñ ko OMS waxee pression am nga dellu ci gannaaw ñu ne la cohérence amul ci nga ne maa ngi tëj jàkka maa ngi tëj jumaa nga xam ne semaine ba semaine la am te maa ngi bàyyi marché mu ubbeeku nga xam ne bés bu ne la fajar ba guddi parce que décision il faut mu am cohérence nga ne déedéet dama koy maintenir looloo dem ba ñenn ñi jàpp ni dafa mel ni dañoo ciblé lu jëm ci diine muy jàkka yi muy église yi muy leneen ak leneen parce que su cohérence amoon ci décision yi rek problème boobu du am nga ne loolu dama koy tëj waaye ne waat léegi damay dem ubbi école ya parce que Macron nee na damay ubbi école waaw fooy dajale ay élèves ñu war faa daje di jàng suba ba ngoon jot ay regroupement classe su 60 personnes 100 personnes xanaa kay war ngaa mën a nangu nag ñeneen ak ñeneen def seeni activité incohérence globale boobu moo ñu jube ñoom moo ñu andi ci lii waaye du indiscipline sénégalais ils ont été très indisciplinés lu mu laaj rek sénégalais jox nañ ko lan mooy conséquence bi nag mooy benn état ci boppam la ñu sukkal fi mu noonu nii parce que état amul lu dul lu ñuy wax autorité puissance publique mooy kilifteef su état ñàkkee kilifteefam ñàkk na lépp te li mu def nag dafa wàññi doole état fi mu ne nii état Sénégal dafa los gombaanu dafa sukk la koy firndeel mooy benn autorité médicale yi nga xam ne ñooy liggéey ci mbir mi nee naa la su du woon obligation de réserve ak loyauté li may wax ni ñoo la koy njëkk a wax ñoom dafa mel dañu xëy rek bif leen ñu xalam ko léegi ban discours la ñuy wax sénégalais koo xam ne bis bu ne yaa ngi doon wax attention la situation est grave fañ jëm nangam jël leen seen matuwaay respecté conseil nga ñu xëy dem nañu sax ba ñoom ñu seeni discours ñu conseillé ne nañu def confinement ñu xëy ne la lu tuuti li ñu doon def ba nañ ko donc ñooñu fi mu ne nii moralement dañoo sappe seen liggéey ñaareel bi mooy ñoom seen bopp ñuy liggéey ci santé gannaaw bu ñu ko defee ci Sénégal yëpp dañu leen surexposé ñoom ak seen njaboot ci feebar bi ñetteel bi mooy gone yi ñu bëgg a bàyyi ñu dem jàngi te réglé wuñu conditions yi réew yu koy def yëpp dañu jël ay matuwaay parce que réew moo xam ne classe su 10 personnes la ak réew moo xam ne classe su 20 personnes la ak wala 16 personnes ak réew moo xam ne classe boo dugg doo am foo teg sa tànk bokkuñu réalité distanciation 1 mètre bu ñuy def France wala ñu def ko Suède wala mënuñu ko def Sénégal école yoo xam ne da ngay dem ci école ba mu daj benn toilette a ci ne te toilette ba boo fa demee mara d'Italie mënul ne nañu waxante dëgg
kon exposé xale yu ndaw yi waaye exposé it ñi nga xam ne ñoom la feebar bi gën a ay ci ñoom mooy ñuy wax troisième âge gën leen exposé ndax bu dee aayul ci sa xale itam xale mën na koo jël yóbbu kër ga. bu ci mujj mooy dañoo piétiner les institutions ndax lu mel ni Cour suprême waaye sax baax na ci ñoom ndax Badio Camara moom Macky du magistrat Sénégal magistrat Macky Sall moo fa toog lu mu ko wax mu def ñu saisir leen amuñu lu ñuy wax lu dul bàyyi nañu état bi mu xool proportionnalité bi yow yaa war a xool proportionnalité bi c'est ça la justice waaye wax loolu defuñu ci 24 heures président génn joggati li ñu waxoon ni léegi dañu delloo si néew yi ba tax ñuy wax sénégalais yi nag ni lii lépp du lu bees ci Sénégal Macky Sall ñii la yoree Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba léegi bëri na tey kuy xarab Macky Sall moo ko doon xalamal démb te ba mu koy xalamal xam na ni kii àttanul réew mi bi mu koy xalamal xam na ni ku ñu jox réew juróom-ñaari at réew ma demul dikkul kooku àttanul réew mi mënul yóbbu réew mi fi ñu bëgg mu dem moo tax il faut ñun ñëpp ñu def suñu introspection bàyyi parparloo bi bàyyi yombal gi te xam ni réew waa réew moo koy defar réew caaxaan du ko defar ma leen di wax nag ni nañu xam ni lii ñëw mooy gën a métteeti ngeen jéggal ma rek ci wax ji ndax du lu mu yéene Sénégalais yi ñun ñi bàyyi suñu lépp ñàkk suñu lépp nekk ci réew mi subaak ngoon guddeeg bëccëg mënuñoo yéene réew mi lu bon waaye it boo gisee loo xam ne lu wér kéng la nga mun koo teg ci ay firnde da nga koy wax mu leer bi ñu génnee ci élection yi dama leen ne woon ci lu métti la ñu jëm te ñëpp dund nañ ko waaye lu raw loolu la ñu jëm ndax crise mondiale mooy installé wu bu ñu yàlla mayee gën saa néew sénégalais yi dinañ dund li ñuy wax crise économique bu ànd ak crise sociale waaye mun na gën a garaaw loolu ndax crise sanitaire mun na cee yokk yàlla nañu ci yàlla musal irresponsabilité bii Macky Sall wone yàlla nañu yàlla fegal mbir mi ba bu mu egg fi ñu xalaat ñun yàlla ñu ci yàlla musal ndax fi mu ne nii yàlla rekk ñu mën a musal ku yaakaar ni gouvernement Sénégal mënal na la dara yàlla rekk ñu mën a musal fi mu toll nii ñoo ngi jëm ci lu métti mooy Sénégal yëpp nañu waaj ni fii ñu jëm àdduna bi ci boppam mooy métti naka la mën a bàyyee nag réew yi nga xam ne ci réew yu gën a ndóol ci àdduna la bokk Sénégal bokk ci moo tax suñu déggee Macky Sall naan bëgg a profité ci li naan annulation de la dette waaw barki Dembo Ndiaye moom moo fi toog ne dette bi baax na Assemblée nationale ay député taxaw ne ko lebal ba mu neex la ndax dangaa baax signature moo tax lebal di ñu gaarwaal rek di ko feccee sax ku doon bàkkoo bor réewu Sénégal rek nga gis président de la République ànd ak gouvernement am yépp jël 200 personnes dugal ci avion dem lebi ñëw di ko bàkkoo kan mooy dem banque ñu lebal ko nga koy bàkku leb na damay fay ak intérêt juróomi at yépp dañoo bàkkoo bor ne seen signature moo baax gis nga ñi seen signature baax waxuñu mbirum bor Japon mooy le pays le plus endetté du monde déggoo ko mu ne nañu annuler bor bi parce que signature am baax na ñun dañoo amul sax faf signature bay baax la signature loolu moo ñu dab tey ñaata yoon la ñu far bor bi moom bi muy egsi Sénégal bor bi 21% la ne woon ci suñu PIB tey mi ngi ci dépassé na 65% parce que 2005 dañ ñoo annulé woon bor bi une partie bor bi dañ ko annulé woon ci jamono Ablaye Wade moom bi muy ñëw 21% moo fi ne woon ful na ko ñett ba pare ne léegi nañu far bor bi ma daaneel nag ci li muy wax ay nouvel ordre mondial xaw ma ndax xam na lu nekk ci notion boobu waaye ku mënul def nouvel ordre national mënoo def nouvel ordre mondial balaa ngay wax lu jëm ci àdduna
ci réew moo xam ne yow tekki woo ci àdduna bi. Donald Trump ci boppam mënul décréter nouvel ordre mondial waxuma laa mbas Macky Sall waaye Sénégal bëgg a jouer ay rôle leadership mondial nangam yooyu yëpp tappale la. ñun africain ñun sénégalais nañu xam ni suñu xoolaatul suñu bopp defaruwaat gën a gëm suñu bopp te xam ni ñun ñooy defar suñuy réew bu crise bi jeexee démb ñoom maa ngi jot benn rapport bu Sénat français xam nga lu ñu ci bind notre avenir c'est l'Afrique. Chine wax la même chose ñépp a ngi bëgg a xëccoo Afrique waa ana africain yi ci loola ñu ne xuñaar rek di xool ku dem leb rek kontaan nga jàpp nga ni am nga lépp. moo tax bu ñu profité ci lii pour poser ay débat yu amul ñun nouvel ordre national la ñu war a njëkk a toppatoo est-ce que moom bi mu ñëwee fii ba ak léegi dafa changé dara ci réew mi tey la guerre gën a bon ci réew mi tey la détournement yi gën a biir ci réew mi tey la jël say mbokk ak say ñooñ teg leen tey la protéger ay randalkat tey la gën a garaaw ci réew mi li ñu leboon yëpp fan lañ ko yóbbu est-ce que dañ cee tabax ay hôpitaux est-ce que dañ cee tabax ay écoles déedéet ay arènes lañ ci tabax ay autoroute ay train bu dawul ba pare nga ne dañu effacer bor bi kon dama bañ ñu nërmel Sénégalais ba du ñu xam may daaneel rek ci wax ni sama conclusion mooy bu ngeen seetloo bu baax discours Macky Sall bi mbas mi commencé ba léegi discours am yépp da cee woo opposition yépp ba mu des bu barki dem bu tuddul opposition wax na syndicat yi wax na société civile bi wax na nu mu tuddati kilifa diine yi wax na patronat bi secteur privé tuddul opposition parce que seeni stratégie xam ngeen lu mu doon mooy fexe ba déplacer débat bi opposition yeewuwaat wax ñoom ñu déplacer débat bi mu doon débat ñoom ak opposition may wax sénégalais ni mbir mi du débat entre ñun ak Macky Sall mbir mi diggante Macky Sall ak askan wi ko fal la dama bëgg mu leer suba gannaaw suba di ngeen gis ñu libéré seen saagakat yépp ñu nekk ci télé yi rajo yi réseaux sociaux yi am Sonko andi Sonko mbir mi du diggante ñun ak ñoom diggante moom la ak ñàkk gis-gisam ak askan wi kon bu leen tombé ci piège boobu ñun politiqué wuñu li ma waroon wax pour leeral askan wi wax naa ko bu mu ci jógee maa ngi dem toogaat di déglu ba jamono bu wax jotee dinañu waxaat loolu moo ne woon mbokk yi li ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen lancer un dernier appel comme nguur gi démissionné na Sénégal mooy réew boo xam ne tey su amuloon président de la République amul assemblée nationale du tee mu dox en tout cas ni muy doxee du yées ni muy doxee tey comme nguur gi démissionné na bu mu tax sénégalais yi démissionné jàppale leen seen bopp jàppale corps médical bi luñ doon farlu benn ci mesure barrière nañ ko ful tey topp takk leen masque yi raxas leen loxo yi respecté leen distance yi te li ci des ñu wéer ko ci loxo yàlla parce que Macky Sall mënalu leen dara asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah. Vous avez une question? Oui. De plus en plus nag il faut ñuy habitué wu ci loolu nañuy wax suñuy kàllaama réew man sénégalais yi laay waxal Macron suy wax du wax olof du wax allemand du wax saraxole il faut ñuy wax suñuy kàllaama réew di valoriser suñuy kàllaama réew ñun gëm nañ ni suñuy président suñu demee Nations Unies sax dañoo wax suñu kàllaama réew ndax turc ba su fa demee turc lay wax Azerbaïdjan ni mi loolu lay làkk chinois bi chinois lay làkk keneen ak leneen loolu lay làkk moo tax jàpp naa ni su ma waxee ci kàllaama wolof
wax na ak sénégalais yëpp ndax 99,99% sénégalais yi dégg nañu wolof waaye gëmmu ni am na 15% yu dégg français bu leer moo tax ñu jàpp ni bu ñu ko defee ci wolof dina tënk lépp peut-être nag su ngeen def seen édition français ngeen essayé ko faram-fàcce. waxuma loolu waaye li ci ëpp daal dañu jàpp ci wolof lañ koy def bu soobee yàlla loolu ci beneen dynamique la boo xam ne bu ñu génnee ci crise bi lañ ci dellu si.